salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu yéen waa daayira génération soppe Serigne Sam Mbaye radiallahu anhu seen mbokk Abdoulaye Cissé Sam mooy dellu si waat di leen nuyu bu baax a baax di fob si nuyoo di ko teg su loxob jëwrin Cheikh Jili Diaw Sam mu jotal ñu ko mbooleem membre bu ne ci biir daayira bi macha allah comme niñ ko waxee woon tey jii di aljuma ñu war a amal émission bu bees boo xam ne dañ koo tuddee taxaw seetlu waaw taxaw seetlu émission bu bees la bokkul ak penco. premier numéro bi ñu ngi si dalal imam Mbaye Niang imam Mame Mbaye Niang nga xam ne ajjuma bële passé moom lañ dalaloon seen émission penco mu doon waxtaan ci thème bu am solo di l'islam ak terrorisme yoon wi nag mu war a indiwaat waxtaan wu di mel wu am solo def ab taxaw seetlu ci li nga xam ne mooy feetu indépendance su Sénégal ñu koy célébrer at mu jot 4 avril bu jotee waaw loolu nag si lañ bëgg a def tey ab taxaw seetlu comme niñ ko bindee ci annonce bi ci communiqué bi lu waral ñu tànn datu 4 avril ne si la ñuy célébrer ñun suñu indépendance lan moo wundu boobule doxalin ak boobule tànneef waaye tamit ndax dëgg ñun Sénégal am nañ indépendance dëgg waaw kon yooyu ay laaj la yoo xam ne dañ koy tàmbalee waxtaan bi comme introduction bu ko defee ñi ngi ñaan imam Mbaye Niang bu dee mi ngi teewlu incha allah mu dugg defaat présentation bu ndaw nit ñi gën koo xam bu ko defee ubbil nañ ko antenne bi mu dugg def exposé heure bu defee exposé bi ba mu jeex na képp koo xam ne am na laaj bu bëgg indi bu ko defee nga indi say laaj mu tontu ci bu dee am na contribution boo xam ne bëgg nga koo def su ko defee dinañ la ubbil antenne bi nga mën a dugg def sa contribution kon nag ñu ngi ñaan waa daayira bi yëpp ñu teewlu ko émission bu am solo la taxaw seetlu bu am solo la ci def te it ku ko déglu rek di nga dégg te it di nga si jariñu bu neexee suñu borom di nga am lu bees loo xam ne mosoo koo xam mosoo koo xalaat te di nga xam ne kon dëgg lii moo ko wund bismillah imam ñu ngi lay teewlu nga dugg def sa présentation bu ko defee ubbi nañ la antenne bi nga def sa exposé bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp te di baalu àq di ñaan sunu borom defal ñu tawfeex ñu jël sunu nuyoo jox ko sëñ Abdullahi mu joxal ñu ko jëriñ ji sëñ Jili mu tegal ñu ko ci loxo ñëpp comme ni ko sëñ Abdullahi waxee ngir feeñal rek sunu yéene ak wax li nga xam ne def nañ ci ay jàngat te am ci gisin ci feet gi nga xam ne mën nañ na sénégalais yëpp ñu ngi koy waajal di ko def te ñu war ko xam kiñ ci war a ànd nag seen mbokk la imam Mbaye Niang di as ndongo rek buy sàkku xam-xam jërë ngeen jëf. waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakaatu. waaw koy jërëjëf imam macha allah kàddu yi am na solo lool wax dëgg yàlla ñu ngi jël sa nuyoo it di ko tasaare si mboolem daayira génération soppe Serigne Sam yëpp muy numéro 1 bi numéro 2 bi di numéro 3 bi ba jàpp numéro 4 bi ak soxna yi macha allah jëwriñ su ngeen mëneen di partager waxtaan yi tamit ndax dinay am solo lool te yeneen daayira yi dañ ko yittewoo incha allah. kon imam ubbil nañ antenne bi bu ko defee nga ñëw def sa exposé bu noppee ñu dugg ak laaj yi dugg tamit ak contribution yi incha allah ñu ngi teewlu bismillah. waaleykum salaam. kon ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp liñ nam ma waxtaanee nag mooy gis nañ ne kat ñun sénégalais yi saa su 4 avril dikkee wala mu jut dañu gis suñuy média tàmbali di ñu wax nangam mooy nangam te mel na ne loolu tamit li ëpp ci sénégalais yi daa mel ne am nañ ci ak réer mu mel ne li ñu war a posé ci question di ko laaj bari na suñu contrat social suñu constitution suñu emblème suñu drapeau le mot Sénégal loolu lépp war nañ ko laaj la ci jiitu mooy xam ne Sénégal nekkul ab république te ñun souvent dañuy wax la république du Sénégal benn question bu gàtt rek Sénégal rek nga ko gis mais mboolem réewu àdduna bi yëpp nga xam ne ay réew lan
ñu moom seen bopp comme li ma wax ne ñetti forme de colonisation yi ñoom mucc nañ ci. doo dégg mukk ci àdduna ñu ne la république de la France mais la république française ngay dégg. loolu daf lay junj wan na la am na lu xew waaye dañoo takk say gët ba mel ne amoo ab gisin ba xool ko. loolu nag ñun sénégalais dañ ci am jafe-jafe ba mel ne amuñu ay gët xam pourquoi ñu ne la république du Sénégal te dans la république française. loolu nag ay question la ak i jàngat yi ñu war a jàng ci lépp nag teg ko ci taabal ci. loolu nag day mel ne ñun suñuy woroomi xam-xam wala suñuy intellectuel day mel ne loolu bokkul sax ci ñoom nga xam ne dañ leen a defal lavage de cerveau ba mel ne ñoom bu ñuy xalaat sax seeni xalaat jëmut foofu. li ñu toog di wax rek koo ci gis nga ne expert la jël ko teg day mel ne ay xalaatam jëmut foofu te loolu lépp lu ñu waroon a mën a bàyyi xel ngir wane ne ñun amuñu indépendance. day laaj tuuti ñu def ay question laaj ndax mën nañ ne Sénégal depuis bi nga xamee ne xam nañ ne kat am nañ am réew wala tuddee nañ ko Sénégal mu tàmbali ci kañ lu jiitu comme ni nga xamee ne Yoro Boli Jaw noonu la ko nettalee ci TSM di mu tuddee des 6 immigrations muy wane na première bu njëkk bi sax ba muy am yonente yàlla Iisaa lu toroog 3 téeméeri at yonente yàlla Iisaa ñëw wane na rek ne loolu même Cheikh Anta fekk si ne ko ci loolu nga xam ne 6 immigrations yooyu yëpp li tàmbalee ci Dayo Ogo ba ci Koli Tengla 6 immigration yëpp muy wane rek ndax dafay leeral foofu ne biñ fay jógee di fa déparé di ñëw amoon na benn faraawoon nga xam ne ci bindam sax fëri lay bind muy kaye Yoro Boli Jaw yi te faraawoon ba ñoom ñu ko doon tuddee Patelemine te ñoom Cheikh Anta ak seen méthode yu scientifique yi ñëw wane na Potelemine la tudd muy wane ne kon Sénégal ak réew yu mel na moom réew yu yàgg la foofu lañ déparé ñëw. boo xoolee sax ci migration yi nga xam ne wolof yi def nañ ko jugee ci Égypte bi ci vers 1230 ay 1240 nga xam ne boobu année sécheresse yi amoon ñu doon ñàkk ndox ñàkk luñ jëfandikoo nga xam ne li leen dal moo dal yeneen yu bari migration yooyu di am. ba wolof yi bi ñu ñëwee tamit dëkk dañoo dëkkoon ak li ñu tuddee li nga xam ne moom la ñu tuddee berbère yi nekkoon ci côté sud bi ci wàllu Mauritanie ñu dëkkoon fa tamit ak groupe yu bari moo xam Mandeng yi Soninké yi séeréer yi nga xam ne ñoom groupe noir yooyu ñu ngi leen doon wootee Bafour mooy Bafour berbère yi loolu leen doon woowee ñoom ñëpp tamit donc ñu nekk foofu. ba nga xam ne empire bu Jolof ñu ngi ko taxawal 1350 ba 1550 comme diir biñ taxawee nga xam ne yàgg na mën nañ cee lim lu tolloo 10 ak juróom-ñeent ba nga xam ne ci ay année bim kii yàggul tase yàggul nga xam ne biñ ñëwee ñoom dañoo def lu njëkk commencé créer seenub empire ku ci ne xam na ci Njaajaan Njaay moom ñu def loolu te loolu tamit munta am lu dul dañoo xam as tuut loo xam ne am na ngir l'histoire bi ñu gën a xam dëgg-dëgg sunum réew. bu ñu xoolee loolu rek ginnaaw bi nga xamee ne jóge nañ Égypte am nañ fi ñetti empire yoo xam ne mën nañu ne kenn munta wax Afrique soowu jant fi nga xam ne fi la ñu dëkkee te doo ko wax muy Afrique de l'Ouest bi te kenn du ko wax ci ginnaaw bi nga xamee ne toll na ci 900 ans juróom-ñeenti téeméeri at ba ci 18e siècle mën nañu ba ci li tàmbalee lu mujj lii
ci 12e siècle ba 11e siècle parce que ci jeexantalu 11e siècle 12e siècle empire yooyu ci leen tàmbali ba mën nga ne daanaka ci 20e siècle bi ci ñaar fukkeelu xarnu bi. am na loo xam ne moo xam Ghana la moo xam Mali la moo xam Songhai la ñetti empire yooyu yëpp mën nga ne ñoo meññi yu ci baree bari ci lii nga xam ne suñu dëkk yi surtout yenn xeeti làkki ni ndax xëy na olof boobu am na fu mu déparé malgré donte njaajaan mënutoon a samp Jolof waaye booba taxul tamit ñoom sanc nan waaye taxul tamit mu amagoon benn empire bu mu sanc loolu kon luñ mat a xam la bàyyi ko xel même li nga xam ne séeréer yi tamit ñoom li dal wolof moo leen dal ndax wàllu xiif wàllu mar ba jamono yooyu ñoom it ci 11e siècle bi ci ñi gën cee xam ci Maysa Waly Jonn ci 1185 yi ba 1229 yi loolu lépp ku ci ne dana xam donc dëkk googu ñu dëkk woon nga xam ne Sénégal tey ji mën nga ne ëmb na ay wolof ëmb na ay séeréer ba ñu ci bari sax dañu foog na wolof aw làkk la nga xam ne boo xoolee baatu wolof la nekkoon waalaf comme ni olof di jëfandikoo lépp lu ma lafu sër lafu mbubu baat bi ci la jóge muy ndar ñu tuddee ko dar géej kajoor kàdd e joor yooyu yëpp nga xam ne dem nañ ba réeree ñun dëgg-dëgg lu mel noonu te loolu lépp li ko waral bokk na ci colonisation. kon loolu mën nga ne lu mel noonu lan ci war a bàyyi xel mel na kon suñu mbir rek ñëw rek donc daal di tàmbalee foofu. comme ni ma ko waxee ci ñetti yi nga xam ne empire yooyu ginnaaw bu Ghana bu Mali nga xam ne mën nañ na Sénégal kat ci contrôle Soudan du Nord ñu xam ko actuel Mali ci la nekkoon. ginnaaw bi nga xamee ne Mansour Souleymane faatu na ci 1360 yi ci la boo xoolee ci la créé empire bu Jolof ci 16e siècle ci la doog daanaka taxawal empire bu Jolof. après ci ginnaaw bi création li ñu tuddee li ñu tuddee fédération Bawal moom moon Kayoor Waalo ak Bawal nga xam ne tamit am na nuñ ko nosee woon. loolu nag bi mu amee am lu ci amaat Koli Tengala moom bi mu demee ba bëgg a maanaam sos ab empire boppam wala état bu Fuuta jamono boobu nag ci la commencé li nga xam ne mooy tubaab yi commencé xam réew mu ñu tuddee Sénégal ci la tubaab bi jékki-jékki ñoom it commencé xam nekk am na réew mu tudd Sénégal moom ci 1364 yi loolu bi mu amee ginnaaw bi ci la portugais yi ñëw ci 1444 yi ñëw daal di sanc île moo xam ne île Arguin ginnaaw bi ci la fi Hollande yi tamit ñëw duggee ci 1588 yi daal di sanc île bu Gorée waaye biñ ko sante daanaka taxul ñu installé fa ba 1621 ci leen fa doog a installé mu nekk ville muy Gorée gi. ginnaaw bi ci la anglais yi ñëwee 1651 yi Folo de Gambie ñoom it ñu installé fa. ginnaaw bi tamit ci la français yi ñëwee ci 1659 yi ñëw nekk féete Saint-Louis. après nag ku xam ginnaaw bi loolu la am conflit yi am xëccoo yi nga xam ne mi nga am seen diggante ci la hollandais yi ak anglais di xëccoo ku xam hollandais yi ñoom ñoo jëloon Gorée ñoom ñoo ko sanc 1588 ba 1621 yi ñu doog caa installé gën xëccoo anglais yi jël ko. après tamit noonu la français yi ñëwee daal di jël tamit lu ñu tuddee Gorée nga xam ne kon boo jàngee bi ñu demee ba nga xamee ne xaw na amul dal ba français yi commencé fa am doole ci comme 1621 yi ba boo xool ni ñu commencé di taxaw muy mën nga ne ci royaume yi jamono boobu tamit histoire yi ba 1816 yi nag ba daanaka 1884 yi bi mu ñëwee daanaka ci la tubaab yi commencé am doole
ba 1885 ku ci xam ne plan de partage bi ñu jàngoon ci Berlin ñu ñëw seddoo Afrique nga xam ne ñoom bëggatul sax conflit yooyu di am ci diggante seen biir ñoom nu ñuy fexee nag ba seddoo réew yi réew mu ci ne am wàll ci cër yi nga xam ne 1885 yi def nañ loolu. kon léegi da ngay gis ne France léegi Sénégal bi ginnaaw bi ñu seddoo léegi nag France yitte la boo xam ne moom kon nag yitte bi nga xam ne moom moo ko moom te mu bokk ci moomeelam muy Sénégal am na ay doxalin ak soppeeku ak nu mu fa war a doxalee ba loolu am ba xoolee kon dund nañ ñun ci ginnaaw bu empire ji parce que li xewoon ñett rek la muy sëriñ si ceddo yi ak colon yi ñoo doon xëccoo xëy na dem na ba occupé nag ba nga xamee ne ci côté royaume yi ay 1816 yi am nag dal waaye continué waat tamit nga xam ne dafay des lu mel ne colon yi kon ñoom it ñu continuer ba daanaka ba 1884 yi ba plan de partage boobu amee léegi kon loxo yi mi ngi tubaab bi nosi ñi dëkk ci réew mi léegi nag mi ngi ci loxo tubaab bi kon donc loolu mooy contexte bi nga xam ne léegi am na te leer na loolu nag su fekkente ne am na kon da ngay gis ne léegi France ba nim ñuy jot bi mu naan suñu indépendance 1960 dund nañ téeméeri at ak ñeent fukk ak ñeent ci ak noteel téeméeri at ak ñeent fukk ak ñeent ci ak noteel africains yi tamit bu ñu xoolee foofu biñ demee ba war a jël ñi naan suñu indépendance da cee bari yu ci laxasuwaat yoo xam ne duñ ko wax te ay réalité yu am na loolu nag liñ ciy jàngatee su fekkente ne am na ab date bu ñu war a feetu du mooy 4 avril déedéet nekkul 4 avril lañu war a feetu bu 1960 loolu ay wax la joo xam ne ju ñu nas ak i pexe yu ñu jaar ba gëmloo nit ñi loolu ba mel ne te fekk loolu lépp su ko askan nga xamoon du leen ci topp sax ba di ko def léegi lan mooy kon date bi ñuy feetu bu ñu xoolee la ci amoon mën ngeen na ay signature la yoo xam ne ay wàllu accord ci weccoonte ay mën-mën diggante république française ak fédération bu Mali nga xam ne moom moo composé woon ñeenti réew ginnaaw bi ñaari ya bàyyee wàccee ko Sénégal ak Mali wàccee leen ko ñoom ñaar convention yooyu nag amoon da nga xamee ne constitution bu 1958 4 octobre moo ko tënkoon ci diggante article 78 bu constitution boobu te mujj ga la ko àggale mooy article 87 àggale liggéey boobu loolu moom moo may Michel Debré ñu mel noonu toog Bordeaux bindal ñun suñu constitution ñoom Senghor ñoom Houphouët-Boigny jël leen te comme ni ko lu nga xam ne loolu tamit duñ ci wax duñ ci toog di ci maanaam muy njàmbat bi gën a mag loolu la war a doon ndax dañuy faral di wax souvent sociologue yi dañuy faral di wax ne les normes juridiques émanent des normes sociales liñ lay àttee dañ koy tànq sa démb ak sa tey mu mel ne loolu la sociologue yi wax kon loolu ñun tiire woon ci leçon wane na ñun tooxi doona bi ñu gën a dal ci loolu la tàmbalee ñoom it ñu jël bindal ñu ko ak ñan ca waraan nga xam ne Senghor looloo ko gën a waral bi nga xamee ne dañ ko boole ci ñi war a def maanaam prochaine session boo xam ne dafa nekk ci procédure constitutionnelle bi moom it mu trahir te fekk nag africains yi amoon nañ benn gisin te décision Cotonou ba Senghor ñëw trahir ko Mamadou Dia ak Valdiodio ñoom ñëpp ñu ñëw def trahison génn ca loolu ba set nga xam ne ñooñu tey jii sénégalais yi waroon nañoo toll foo xam ne dañ xam ñoom li ñu yàqal réew mi maanaam li ñu yàqal réew mi ci danger ak réew mi tey fu mu toll parce que la Sékou Touré xalaatoon africain yëpp muy décision Cotonou boobu ñoom dañoo ñëw trahir loolu
suñu jàngatee nag ne loolu leen dajale woon muy lëkkaay bu amaat diggante France ak Sénégal wala ak fédération du Mali mu ëmb lu ñu tuddee Sénégal ak Mali muy ci wàllu ay accords yoo xam ne ci wàllu économique ci wàllu monétaire ci wàllu militaire ci wàllu enseignement supérieur ak yeneen mu war seen diggante ñoom ñaar waaye mel na lañ ko signé woon tamit du Sénégal rek la ñor waaye Sénégal ak comprendre waaye ba tey fédération boobu boo xoolee ñu ngi ko nos ci ñaar fukki fan ci weeru juin waaye mel na ñàkk ak déggoo bu amoon ci diggante Modibo Keïta ak Senghor ndax Senghor dafa bëgg a continuer ak def ca France ku ci na xam ne lu mu ci daan wax Modibo Keïta nag bëgg am indépendance immédiate maanaam rupture totale ba mel na dara du doxat seen diggante loolu di sëy boobu ma nga tas ci ñaar fukki fan ci août ci 1960 léegi su fekkoonte nag dañuy jël suñu moom suñu bopp la gën a wér mooy lan moo tee jëluñu ko ci ñaar fukki fan ci weeru août ci 1960 ñu jël ko 4 avril ñu xoole loolu question yu bari ñu war a laaj la ñu def ko débat public loolu nag am na ñu ci wax sax ne jabaru Senghor moom anniversaire am la moom lañ koy feetal waaye li gën a wér demewul noonu ngir loolu tamit ñu comprendre ko faaw dañuy comprendre ne histoire franc-maçonnerie au Sénégal suñu comprendre loolu mënunoo comprendre lii mu xew ndax lu am rek ay nosin la yu ñu teg ba mu agsi fii tey ngir xam loolu nag day laaj ñu xam lan mooy franc-maçonnerie franc-maçonnerie mañ nañ ne ak kuréel la mënees nañ ci wax ne des na ko xaaj ñetti xaaj muy la franc-maçonnerie opérative la franc-maçonnerie spéculative mais boo jëlee franc-maçonnerie opérative dañ koy xaaj ñaari xaaj waaye ñooñu mooy ñi nga xam ne dañoo amoon xam-xamu tabax nga xam ne édifice yi ngay gis biir Europe yépp ñoom ñoo ko tabax amoon xam-xam boobu mënoon ko ak buñ daan noppee mbaar yi ñu ci mbaar di jël secret boobu du xool nuñ koy garder am luñ ko dee la franc-maçonnerie spéculative mooy ñoo xam ne mënuñoo tabax seen yoon nekk xamuñu ko waaye amaat yeneen ñu leen ñor te loolu lépp mi ngi nekk ci ginnaaw siècle des Lumières ak yeneen xalaat yi nga xamee ne am na ci àdduna nga xam ne 25 août ci ginnaaw bi Joseph Louis ak 1716 ci le mot franc-maçonnerie ba 24 juin 1717 ak ki nga xamee ne maanaam mooy ñuy jël baat boobu ñu commencé koo gis ba ni nga xam ne noonu lañ bindee seen constitution tuddee ko constitution d'Anderson son Montaigu digal ko mu defoon ko ak ñi mu ci àndaloon tënk nag mën nañ foofu la naan waaye mën nañoo dellu ci ay date yu gën a yàgg wane na waaye nag bañ ko wutalee constitution rek mu tënk leen rek mën nga ne booba lañ mën a wax ne ci la judd ginnaaw bi ci la commencé di tas ci réew yu bari ba àgg ci réew bu mel ne France te xam nañ ne ñun sunu noteel mi ngi nekk ci réew buñ ko seqal muy France te réew France ku ci ne xam ne ñoom franc-maçonnerie mi ngi fa dugg ci 1737 ginnaaw biñ ko sosee 1717 kon loolu luñ mat a jàngat la ci lu gàtt ci franc-maçonnerie loolu suñ jàngatee nag kon day mel na franc-maçonnerie yàgg na lool ci sunuy dëkk yi yàgg na fi lool loolu nag danañu jàngal ne li ko waral mooy France mooy réew mi ñu noot dafay am sañ-sañu jamono booba ci plan de partage di mën a sañu dugal lu ko neex
sañ a dugal lu ko neex. nga xamee ne kon franc-maçonnerie boobu boo demee ci lu mel ne constitution bu Grand Orient bu France ñoom li ñu koy wax ne naan la franc-maçonnerie est un ordre initiatique traditionnel universel fondé sur la fraternité. même boo demee ci constitution bu Grande Loge bu France ñoom duñ ko daanaka sax duñ wutee noonu waaye danaan la franc-maçonnerie est d'abord une alliance d'hommes libres de toute confession waaye nag de tous horizons sociaux. mu mel ne kon dañoo am gisin bu leer loolu moo tax tamit mu sañ a ñëw ba suñu réew yi ginnaaw ñoom 37 38 mu dugg fa ginnaaw ñoom ci guerre de 7 ans yi muy 1751 yi ñu ñëw fa comme lu mel ne Saint-Louis parce que ñoom ñu ngi ko sañ ci 1659 yi ba mel na ne Grand Orient bu France loos yi ñu fa njëkk a taxawal ci boobu ci 1781 yi ci dañ fa doo ko taxawal ay loos muy ci suñu dëkk yi ginnaaw guerre de 7 ans yooyu ku ci ne xam ne loos yi fa am yu fu njëkk a juddu moom lañ tuddee César des vrais amis réunis ba ni mu ko mujjee soppee César de la vertu ci 1787 yi ci la loos yooyu nekk Ndar nga xam ne kon léegi loos yooyu moom ñu ngi ko gisoon Ndar waaye nag am ñuñ ko beraloon ñoo xam ne dafa mel ne ñoom rek ñoom ñoo fa sañ a dugg bi ñu continuer loolu ba am yeneen loos yu commencé juddu bokk na ci Parfaite Union moom mi ngi fa juddu 1824 waaye xëy na atelier yi mu commencé woon def 1837 nga xam ne dañoo tànn deuxième mois muy deuxième mois maanaam ci lan doog a sanc foofu deuxième mois ci lan doog a sanc foofu ginnaaw bi loolu ci dafa am yeneen yu judduwaat muy Parfaite Union am lu juddu du union sénégalaise moom mi daal di judd union sénégalaise boobu nag daanaka boo xoolee mi ngi juddu ci 1874 ci cinquième mois 1874 muy ci weeru mai xëy na mën nañ na ay sénégalais ku mel ne Birame Sadi njëkkoon faa jóg nga xam ne yeneen loos yi ci jiitu ñoom daanaka militaires yi France yi commerçant yi ak ñi nga xam ne dañ doon liggéey ci administration bi rek ñu ci daan bokk bi ñu continuer di dem ba Avenir du Sénégal ñëw ci 1893 yi ci 6 juin ci 6 mois 1893 boobu tamit judd muy beneen loos muy ñetti loos yoo xam ne gis nañ leen ci Saint-Louis ginnaaw César la vertu Parfaite Union ak bu ñu tuddee Union sénégalaise ak Avenir du Sénégal ñu continuer ba biñ demee ba nga xam ne ay 1899 ci novembre ci leen ñëw keer yi ab loos bu bees Dakar nga xam ne yi jiitu ñu ngi ko daan gis ci Saint-Louis ci leen doog a keer yi ab loos nag ci Dakar mu tudd nga xam ne bi ñu ko keree ci novembre bi defut benn atelier tàmbaliwut ba ci 4 avril 1900 ci la doog a def ay travaux loolu noonu mooy li waral ñuy feete 4 avril mooy li nga xam ne moom moo tax ñuy feete 4 avril muy 4 avril 1900 mooy tijjib loos bi nga xam ne moo tudd Étoile Occidentale Dakar looloo tax ñuy feetal 4 avril bi nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy feetal te gëm na ñun ci la maanaam mooy suñu feetu indépendance loolu nag ëmb mooy lu may wax rek dara du hasard boo xoolee fiñ koy feetee muy fan muy place Obélisque ci boobu mu am ay jàngat donc yoo xam ne sénégalais yëpp war nañ ko ca def muy 4 bi ñu tànn bu ñu xoolee tamit muy Obélisque dafa am histoire ci Égypte ancienne
bu ci am boo xam ne ku xool li taxaat franc-maçon yi di dellu ci Égypte ancienne ku xoolaat li tax franc-maçon yi di dellu ci temple de Salomon loolu lépp dafa am lu ko lié léegi Égypte ancienne boobu nag dafa am lu fa xewoon loolu moo tax 1963 Abdoulaye Wade non Senghor laa bëgg a wax ñi def place de Obélisque nga xam ne Obélisque boobu bari na réew yoo xam ne tey jii def nañ ko fa te loolu lépp dafay mandarga ci wàllu franc-maçonnerie même bu ñu xoolee sax ñun ñëpp affaire Obélisque dañ ciy mën nañ ci jàngat bu sew bu ñu xoolee fi mu nekk benn li ñu tuddee pyramide la mooy ñaari tali ñoo ñëw korosonte beneen tali bu gudd bi jaar affaire Blaise Diagne nga xam ne boo xoolee day mel na garaaw mën nga sax bañ a xam mën nga fa jaar ay at wala nga fay dem sax ci place Obélisque te doo comprendre boo xoolee niñ ko tabaxee nga xam ne dañuy jël forme yu bari di ci tabaxee noonu pour wane rek ay signe la yoo xam ne malgré ñi nekk foofu ñoom yàlla def na duñ ci am sax xam-xam nga xam ne loolu soo ko jàngatee benn mandarga di wane li ñu tuddee mooy pyramide nga xam ne loolu lañ tuddee pyramide of manipulation lépp lu bari lu ñuy def ci dañ koy jaarale yu baree bari lu ñuy def ci dañ koy jaarale loolu nag pour nga xam ko dañuy dellu tuuti ci Égypte ancienne dafa am histoire boo xam ne dafa laal ñeenti nit muy Horus Osiris ak Isis mën nañ ko wax yeneen tur souvent ci ñu koy prononcé ak ku ñu wax Set. Horus doom la Osiris ak Isis ak Set ñoom it dafa am seen histoire boobu mel na ne jamono boobu ku xam ñoom muy diggante Horus ak Isis bëggante gu amoon ci seen diggante ñoom ñaar bañ bëggante gis ne ñoom dañoo war a sëy bi loolu amee muy histoire bu gudd waaye ci tënk rek Set mi nga xam ne moom mel na loolu daf koy déranger neexu ko waaye nag war na wut ay pexe ngir xeex loolu ba mu jóge ci la nag di xool yan yoon la war a mën a jaar ba rey jëkkër ji muy Osiris boobu nu ñu fexee ba rey ko jéem na tànt ay pexe yu bari ba mujj nu ma ko mën a waxee ci wolof da koo defal lu mel ne saaru benn mbir moo xam ne daal da ciy dugg lu rafet natt ci jëmmam ba mu dugg ci mu fexe ko rey bi mu ko rey dafa jël koor bi sànni ko bi mu ko sànnee mu dem ngir bi ko isi jegee dem xool nu mu fexe ba jëlaat yaram boobu pour dekk ko parce que ñoom amoon na xam-xam boobu bi mu ko demee loolu metti ko ba mu tax ndax sànni nañ ko lu yàgg xëy na yaram bi yàquwul bi kee yëgee loolu dafa fexe ba jëlaat ko jël ko dagg ko ay morceaux mën nañu wax ne dagg nañ ko fukki morceaux ak ñeent waaye moom fexe na ba trouvé yépp ba mu des ak benn muy awraam bi mu defee loolu xam nga ñoom seen saytaane yooyu ñu nekk ci la gaaw jël benn bant bi samp ko di ca sëy ba sëy googu noonu moo ko jural mu am lu ñu tuddee Horus nga xam ne moo tax mu am Horus mi ngi judd 25 décembre 1000 ci année yooyu ma naan 1000 sax 25 décembre nga xam ne moo tax muy feete yu bare bari di ci ndax nit ñi loolu bi mu amee nag ba mu jël bant boobu di ci sëy loolu moo tax mu juddu bi Horus juddee nag histoire bi mu am mu yëg ko dafa jaar ba mu tax di xeex ak nijaayam ba muy xeex ak nijaayam ba rey ko muy Set boobu Set patal bët bi boo xoolee les francs-maçons yi looloo tax ñuy patal bët loolu lépp dafay dellu ci Égypte ancienne boo xoolee suñu defee forme pyramide da ngay gis ñu jël benn bët ku xool am kii Amérique da nga ko gis xool benn bët def ko ci kaw pyramide bi nekk noonu pyramide boobu noonu dafay symbole Égypte ancienne ngir am luñ ko jubloo wax obélisque dafay symbole sàkkara boobu waaye luñ ci war a jàngataat
muy boo xoolee obélisque 4 avril 1963 dañ ci delluwaat 4 avril 1963 ñu ñëw ba jamono 4 avril 2010 Abdoulaye Wade indi fi biyam loolu doon teg lan muy tekki ñetti ñee nga xam ne benn connexion la bu am diggante monument de la renaissance ak obélisque bi nga xam ne day mel na kon awra boobu réeroon mi ngi fii tey léegi nga jël fee nag muy bàyyi muy diggante muy Osiris ak Isis léegi muy baay ji yaay ji doom ci awra ba réeroon nag mu nekk nii nga xam ne benn jubluwaay la boo xam ne franc-maçon yi souvent dañ koy wane am luñ bëgg a leeral ak nuñ ko bëgg a tënkee ba nga xamee ne mboolem ñu bokk ci ñoom daan xam jubluwaay bi lan la loolu moom mooy diggante connexion boobu am muy diggante obélisque bi ak li ñu tuddee mooy place bi mu mel na kon lu doon laaj la ak leeral am ci doomu aadama yi xam ne du ñuy ay dof loolu tamit dafa amaat beneen rôle boo xam ne souvent buñ ko xoolee ci Égypte ancienne surtout pharaon yi da ngay gis benn mbaxana ñu daan sol man naa ko tuddee noonu boo xoolee dañuy def ginnaaw bu pyramide yi dañuy jël benn mbaxana boo xoolee dafa am benn cobra boobu dafa am lu muy tekki cobra boobu dafa am lu muy tekki parce que cobra ak nit ku ñuul dafa am lu ñu séq mooy lu ñu tuddee troisième œil boo xam ne ñoom ñaar ñoo ko bokk léegi ngir ñu wane xam-xam boobu noonu pour ne am na koo xam ne dafay chercher troisième œil ba nga xam ne am na yu bari mën faa àgg léegi nag moo tax ñoom ñuy jël jaan boobu di ko teg léegi nag franc-maçon yi nag dañuy jël yu mel noonu di ko mandargalaat waaye di ko wanewaat di amaat ay jubluwaay yoo xam ne moom lañ ci am pour nekk rek pour mën a informer wax ak nit ñi nga xam ne comme ñoom ci wax yooyu yëpp day tënku ci ay signes waaye du tënku ci leneen nga xam ne kon suñu jàngatee ci histoire boobu am muy diggante Osiris ak Isis ak Set après looloo tax ñuy màggal 25 décembre même duñ ko wax nit ñi ndax ñu ci bari xam nañ ne siis judduwul ci loolu calendrier yu ñu am dafa am jafe-jafe ndax xam nañ ne sax nekkuñu 2019 loolu nag mooy li am boo xoolee nag mandarga boobu muy pyramide bi ñi nga gis ñu franc-maçon yi di ko jëfandikoo dañ cee bëgg a jublu ne Égypte gu njëkk la waaye obélisque yi dafay tekki benn mandarga awra nga ñëw bët bi nag souvent dafay tekki ginnaaw biñ patalee bëtam moom Horus bi mu doon xeex ak ni jaan Set beneen bi jaan yi ñuy monter surtout ci mbaxane yooyu dafay wane troisième œil biñ bëgg a wan ne nit am na ko muy diggante nit ku ñuul ak cobra troisième œil bi nga xam ne donc ñoom ñoo ko bokkule nga xam ne boo xoolee pharaon nag seen mbaxane yi day am benn jaan loolu la nga xam ne boo xoolee ci àdduna dafa ma am ay nit ñoo xam ne ñu danse lan ñoo xam ne ci wàllu doy waar guñ doy waar wàllu kenn mënu ko wax lu mel ne ay Sës ay Dionys ay Perse ay Mitra ku ci ne xam na donc danse boo xam ne mi ngi ci ñoom lu mel ne ay Hercule ñu bare bari loolu nekk ci ñoom kon loolu toujours rek dafay wane ne ba jamono bi mën nañ ne Sénégal ci côté boobu ci wàllu franc-maçonnerie mënoon nga ne moo doon central boo xam ne mboolem réew yi ak lëkk ci Afrique de l'Ouest te bokk ci noteelu France mën nga ne ñoo ñëpp fii moo doon seen capital ba mën nañoo wàññi na sax lu mu gàtt am nañ fi maanaam lu tolloog ay fukki luus ak ñaar am lu ëpp 80 sectes ci benn réew boo xam ne mën nañ ne lañ ne li ci ëpp donc ñoom ay julli lañ ba ku naan sëñ Moustapha Mbacké Gaïndé Fatma bind na téere tuddee ko Trial Africain di wane ne sëñ Touba sax ñi ko doon jàpp loolu la moom bind na ci téere waaye loolu dafay wane rek ne bi franc-maçon dugg 1756 ba ci kere
87 muy pré los yooyu ba ni nga xamee ñoo sax da ngay xam ne kon boo ko xoolee nattee ko rek man nga sax waajuram bu jigéen ganeegul àdduna ba moom muy gane àdduna. loolu lépp rek wane ne franc-maçon yi yàgg nañ fi lool ci biir réew loolu nag moo indi ba ñooñu nasal lépp indil ñu ko waxuñu sax 7 avril mais ñun bu ñu xoolee suñu emblème yëpp ay suñu franc-maçon moo ci nekk suñu almuri lépp ay daane suñu franc-maçon nga xam ne boo xoolee suñu emblème dangay gis ne suñu jàmbaar yi di takk ku naan Suzanne bu ci moom moo ko design xaritu Senghor la woon di ci dégager ay jàngat ak wane ne lépp lu ci nekk ay signe franc-maçon la ordre bi nga xam ne kon ñun suñu réew day mel ne lépp nuñ ko rëddee lépp nag laax bàyyuñ benn lépp rek ci doxalinu ak xalaatinu franc-maçon yi ba suñu feedeeg suñu lépp ba bu xoolee loolu sax même suñu boo jëlee suñu hymne national waxuma sax yeneen yi ci nekk mais dafa am lu ñu dee ci boo xoolee lu ñu tuddee ay mots alchimie dañ ko ci def ay lion rouge xam na ne lion rouge amul fenn waaye dafa am subconscience doomu aadama buñ soxla ak nuñ bëgg a def ci ñoom ak moo yuñ bëgg a jàllale mooy li xadis bi waxoon ne nit dina xool benn xool yàqoo ci dañoo tollu jamono boobu léegi nag loolu moo indi franc-maçon yi nag def lu ci ne seen àdduna ngir tey jii ñun ñu dem ba bis yu mag loolu tey jii moo indi 1er mai tey 1er mai ku ci ne xam ne lu ñu tuddee Illuminati ci la judd Adam Weishaupt taxawal ko ci 1776 ci mën nga ne ci dëkk la woon bu nekkoon tey jii fii Amérique kii Allemagne actuelle nekk ñu taxawal ko tey jii moom la àdduna bi yëpp di feetal nga xam ne day mel ne ni ñu waxoon ne àdduna dañ ko war a nosee ci loo xam ne du dëgg di jox nit ñi information yu dul dëgg tey jii foofu lañ toll loolu moo tax nag sénégalais yi di feetee 4 avril donc te ñoom xamuñu ne feetalul dara lu dul maanaam bis boo xam ne nii tey jii franc-maçon yi ñoo leen ko jox donc ñoom ñu koy feetu loolu nag luñ war a bàyyi xel la même sax buñ jëlee tey ci cadre rek ndax moom nañ suñu bopp rek loolu sénégalais bu ci ne war na mën a jàngal ci loolu xam ne sénégalais ba tey moomuñ seen bopp man nañ ne doon nañ ko gis mu jàlloon tey jii sax maanaam nekkatul leneen léegi lan la mboolem ndax colonisation dafa nekk ñetti forme dafa am lu ñu tuddee exploration soo koy def nit ci ñetti anam nga koy teg ba ci njëkk mooy nit ñi fa nekk nan nga leen di mooy li Orange di def di ko seq ñi mu koy def loolu mën na koo dugal ci loolu ak société yi fi nekk yépp nag laa la wax te ay tubaab moom leen da ngay gis niñ seqal niñ leen di doxale ak ñoom loolu lañ koy tuddee exploration am lu ñu tuddee domination mën nga koo tënk mooy nit ki dafay dem ba ay règle de vie sax nga changé ko te boo xoolee loolu daanaka koo ci ñun gis su ñun loolu mi ngi ci moom ay luwaam nga soppi ko koo ci gis ñun daanaka du sénégalais yi ñoo am seen constitution boo xam ne sénégalais yi ñoom ñoo ko tànnal seen bopp Debré moom moo toog ak nangam De Gaulle ñu toog bindal ko sénégalais yi nga xam ne sénégalais amuñu gisin boobu contrat social sax amuñu ko loolu lépp lañ amoon lépp tamit nga changé ko parce que suñ ne nga xam ne am na ñeenti forme waaye day dem ba sax seen ngëm-ngëm sax seen croyance nga changé ndax bu ne Sénégal kat réewu laïque la laïque mooy lan sénégalais kat majeure partie bi téeméer yooyu jël juróom ñett fukk yëpp ak juróom ñeent fukk yëpp ak juróom-ñaar dañoo gëm nga indi sax la mat kon day mel na léegi sénégalais yi sax li ci ëpp téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent yi way ngëm lañ waaye nag seen constitution kat nee na ñoom laïcité kat ni ñu war a doxalee seen àdduna dañ cey génne yàlla maanaam yàlla bokkut ku leen di waxal ni ñu war a doxalee seen àdduna kon loolu boo ko jëlee kon da ngay gis ne mel na ñun suñu wàllu école amagul indépendance ngir nas ndax système pour nga nas ko day laaj tey jii mooy yéen ñi bokk benn gox la ngeen jëlee ci baay ak ci maam lan la ngeen bind ko muy seen histoire bi ngeen bokk
beneen bi mooy lan ngeen gisee seen penc. ñun amagoon xalaat boobu nan lañ gisee seen penc woo suñu sociologue ñu ñëw taxaw ne kat penc mi kat nañ ko tabaxee nii ak nii lañ koy tabaxee. suñ ko tabaxee ba noppi dana am ñaar lépp luñ soxla doomi réew mi ñu koy defal waaye teewu danañ garder suñu valeur kon ñun amagoon xalaat boobu ci nu ñu war a tabaxee suñu réew donc jafe-jafe boobu xam nañ loolu jafe-jafe boobu amagoon kon day mel ne loo jël pas rek souvent nga jël boo xoolee ñun dañuy xeex yu mët a xeex wàcc yi gën a am solo mën nañoo taxaw franc CFA mais tey ji ba tey ji doo dégg benn Sénégalais taxaw ne pourquoi suñ constitution pourquoi suñ contrat social doo dégg kenn di ko wax day mel ne yooyu sax amul sens da mën nga ne yi gën a am solo ci la bokk. exploration dansewul tey ji ci wàllu monnaie Allemagne defoon na ko France dansewul mën nga cee génn mais domination su xasee am ba noppi tant que nit ñi juguñu génn jug gi dafay continuer moo tax da ci am ñoo xam ne dañuy jàpp ne li fi am nii ba ilal yow mi diin du fi jóge te moo tax domination gën a garaaw ci wàllu exploration. benn mooy asservissement boo xam ne ku ci ne day xam ne dañ laa not mooy la waroon a nekk sa bopp dañ ko ciy génn raxas ko jox leen seen gisin nga xam ne nit boo fi gis sénégalais ni muy xalaatee ni muy gisee ni muy mébétee du moom sénégalais bi moom moo koy def koo ci jël nag ci sénégalais ni muy xalaatee ni muy gisee ni muy mébétee rocc nañ ko bu yàgg ci moom nag mu foog ne sax mi ngi xalaat ci jëmmam nga xam ne looloo tax asservissement garaaw nga xam ne kon léegi boo jëlee ñett yooyu boo jël ci ñoom da ngay gis ne kon sénégalais yi waxuma sax indépendance waaye jégee wuñu sax amee indépendance mooy nit ñu nootee daa ëpp ba nga xam ne donc ñun tiire wuñ ci leçon bàyyi wuñ ci xel te daa matoon nag question yu bari balaa ñu doon xaalis ak leen parce que société li ko gën a amal solo mooy démbam moo tax boo xoolee réew yi dem tey dañuy dem ba mu yàgg ñu sa ci taxaw wala ñi bombardé leen ñu taxaw nag delluwaat xool seen démb ñoom ñoo doon kan neemaa leen kan bi wax ñi dafa war a boo jugee laaj ay question lan laa war a xam lan laa war a def lan laa war a yaakaar ak maay kan am na noo xam ne boo ko formé ca société bu laaj lan laa war a yaakaar parce que doo ci yaakaaree dara loolu lu mat a bàyyi xel la kon loolu rek mooy luy mat a xam mooy buñ jëlee rek ñun ku ci ne loolu mën nga ko defal sa bopp du ma ci dugg di ci yaatal ku ci ne war nga mën a jël loolu defal ko sa bopp xam ne réew mi amul indépendance ci lépp nag même mën nañoo jëflanteeg lu ne réew dafa am ñetti soxla ni ko Cheikh Anta waxee ñetti soxla rek la réew am ba ci njëkk mooy wàllu sécurité nag du rek déedéet waaye sécurité ci lépp waaw ci wàllu santé ci wàllu alimentation lépp loo jël réew da ci war a am sécurité ñun boo xoolee nga jël rek li fii dee ak feebar yi fi am lu ko waral kon sécurité rek mooy réew soxla bi mu njëkk am mooy sécurité nag ci yépp fànn ñaareel bi mooy indépendance politique réew mi ni muy doxalee am réewam kenn waru cee xam am ci sax sañ-sañ wala xalaat di ko wax maanaam noo ci doxalee kenn waru ci am xalaat ak sañ-sañ kenn waru ci am xalaat muy ñaar beneen mooy indépendance économique ku ci na xam ne baa dim jógee mooy sa kër noo koy seeree mooy ooy kos ang domo sa kër noo koy seeree loolu kenn waru cee dugg ñun nag bu fekkee suñu ñett yooyu yëpp dañ cee dugg ça veut dire kon boo fi bëggee nekk naa réew mi am na indépendance rek di ci xalaat lu yàgg sax mën nañ laa classé na yow kat xëy na sa xel màccut waaye kon liñ jubla woon wax rek foofu mooy Sénégal dafay feetal indépendance ngir ñetti loosi bi nga xam ne mooy bu étoile occidentale Dakar boo xam ne ñu ngi ko créé ñu ngi ko commencé ay liggéeyam 4 avril 1900 ba boo xoolee bis yu fii nii sax boo xoolee inauguration yi nga gis yu bëri duñ ko def sax ci yenn date yi te ñuy tànn date bu leer naññ def ko fa am rek signification bu am parce que ñoom franc-maçon suñuy waxtaane ci ay code la te yi danañ gis nit dem tribunal def dara Suisse bi fa nekk xam ne kii mbokkam la te ñoom dafa am luñ gëm muy fraternité bi ñuy wax soo ci xasee dugg sa mbokk frère de l'os bu jaroon nga rey ñëpp da nga leen di rey bu jaroon nga taal ñëpp da nga leen di taal
rekk moom mu bëgg. loolu tamit lu ci mat a bàyyi xel la bàyyiwun dara ci sero. kon yu mel nii rek dina tax ñu gën a bàyyi xel xam ne gars yi moom lu man di am ñoom fi ni dañoo pare seen àdduna ci jox àdduna bi yëpp gëdd yu ñu war a am gis ñu ba ñu war a am ak nu ñu war a xalaatee. loolu mooy li am te duñ ko bàyyi xel moo tax Sénégal boo xoolee mboolem seen drapeau tey jii askan bi posé gu ci ay question parce que drapeau Sénégal ba tey jii sénégalais yi tànnuñu ko dañ leen ko tànnal. moo Sénégal kenn mënu la wax fu mu jóge seen hymne national la ca nekk moom kenn mënatu ko bàyyi xel lu baree bari nag muy ci réew mi te loolu lépp rek day mel ne ay faraamoo soo ko sànc xalaat li fi nekk lépp niñ ko war a doxalee gis bi ci am kon day mel ne sénégalais ci boppam ñoom amagul xalaat wala gisin ci seen république waaw gisin ci seen république lépp lu fi am dañ leen koo xalaatal dañ leen koo gisal dañ leen koo nosal waaye sénégalais ci seen jëmm ñoom moom amaguñ ci xalaat amaguñ ci gisin amaguñ ci dara li fi am lépp kan moo leen ko defal tubaab bi moo leen ko defal tubaab bi moom moo leen ko defal loolu luñ mat a ba xel la moo tax suñu toogee rek di xam naan ay carte indépendance dañuy xam ne dañ koy def ngir màggalee ko ak delloo ko njukkal franc-maçon yi waaye du delloo sénégalais yi njukkal Sénégal exemple da nga gis ci ñi suñu drapeau bi loolu la jàngalekat yi wala ñu bari jàng drapeau Sénégal signif nangam boo xoolee couleur yooyu ci nekk verte bi BDS moo ko moom mooy bloc démocratique sénégalais jaune bi MPS ko mooy mouvement populaire sénégalais rouge bi PAS moo ko mooy parti d'action sénégalais et social tamit boo xoolee dañ la koy jàngale lii la signif lii la signif te yooyu yëpp nekkul nga xam ne ci leen doo ko jël drapeau parti socialiste bu yàgg bi ñëw jël kii bi def ko ci moo tax bu Abdoulaye Wade jëlee biis yëpp peinture leen couleur drapeau Macky Sall ñëw def bu mu bett ngeen parce que l'histoire se répète parfois loolu la ñu wax l'histoire dafay ñëwaat di ñëw loo xam ne nit ñi duñ ci tiire am jàngin waaye loolu moom moo nekk kon sénégalais ci moom amaguñ xalaat ci seen réew amaguñ ci gisin amaguñ ci luñ ci xalaat kon lépp lu xew mooy franc-maçon bi colon bi moom moo leen ko defal ànd ceeg ñoo xam ne ñu mu war àndal ci loolu ñu jàppale ko ci liggéey boobu defal ko ci ba loolu noonu xew ba tey jii nag ñu continuer di ko def di ko feetal ku ci ne waaye ñu ci bay rendre nañ compte na en 2014 bii jàll indi nañ fi loos bu bees tuddee ko CELM muy grand loos mixte africain nga xam ne ñu ci bari ñu ngi ci mu mel ne kon léegi réew moom daanaka ay franc-maçon li fi nekk kenn mënatu koo wax lan moo fi nekk kon xam gi askan bi war a xam ci yu baree bare yu fi am dafa mel ne amul kan moo leen ci waroon a dimbale média boobu nga xam ne mooy quatrième pouvoir am na fu ñu ko orienté moom it parce que ñu ci bari ci ñoom ñoo ko moom wala ñu ka fa nekk ñoo ko jiital defal nii doxeel nii waaye li jëm ci askan wa ak jot li leen déedéet yow kooku su yoon nekku ci bindkat yi tamit mel na ñoom it lu ñor daanaka mën nga gis ne fii même àdduna sax waxuma sax Sénégal bindkat yi ci bëri lu ñuy bind luñ bindoon nag ñu continuer di ko bindaat mais pour ñu jug def ay investigation def ay recherche ci yu bëree bëri comme ni ko Emmanuel Kant di waxee poser question yu bëri ci ay mbir saytu ko xool ko day mel ne loolu jafe-jafe na imaam yi ñoom ñëw gën a lompañ ñëpp waaw moom day mel na ñoom fi ni nii ñu ngi ci septième siècle wala que wala premier siècle te fi jamono bi toll ñu war a xam àdduna xamin gu mat sëkk war a tolloog nit ñi léegi nag agguñu foofu kon loolu rek lañ ci jublu woon leeral muy wane ne fête indépendance dañ koy def ngir màggalee ko franc-maçon yi waaye defuñu ko pour leneen loolu rek lañ koy def
te bari na ci ay dat yu bari yoo xam ne lu ci ne ñu ngi koy def dara lañ ci jublu pour wax ak nit ñi pour communiquer ak nit ñi pour wane ne li fi am njariñ lii kese la. moo tax yu bari ngay gis sax muy jour yi ñu inauguré yu bari ba ki gën a doon franc-maçon sax xëy na fii bu dee Afrique de l'Ouest comme ñun ñoom duñ ñamoo fës xëy na fi mbir yi demee mais Afrique centrale da ngay gis ñoom amuñu complexe boobu da ngay doon franc-maçon wane ko fësal ko nekk ci di ko dund waaye xëy na fii moom ñemewu ñëw fës waaye nag loolu lañ fi bare noonu lañ fi nekkee noonu la ñuy continuer seen liggéey noonu la ñuy naxee askan bi noonu la ñuy manipuler média bi ndax dañuy góorgóorlu ba boo demee imam yi gën a mag ñu fexe mu bokk ci président yi ñu fexe ñu bokk ñu jiite arme ñu fexe ñu bokk ci kilifa diine ñu fexe ñu bokk nga xam ne ñoom ñi tee dëkk bi yëpp ñoom la ñuy doon lu ñu bëgg a manipuler lañ koy manipuler askan bi nga xam ne nag boo wàññee téeméer nit ñoo jël juróom-ñett fukki moom li ko benn borom xam-xam waxoon nag ñoo yenn yeeyam ñoom dañuy dem rek fu gaay yi ne mënu fukk ak juróom-ñeent yi ci des ñoom ñooy ñu foog ne dañooy yeewu waaye mu ne ñoom ba tey média bi tamit moo leen di orienté ñeneen juróom-ñett fukki moom dañuy nelaw moom nelaw gu metti lañ nekk comprendre wuñ dara waaye fukk ak juróom-ñeent yi moom ñoom ñoo leen war a orienté waat waaw léegi nag mu des ñan mooy mu des lu ñu tuddee kenn ki nga xam ne moom moo ci am audace mën a gëstu mën a xam waaye nag du mën a communiquer ak maanaam ñee ndax ñee pareegun pour déglu ko parce que amul doole boobu waaye tamit la muy wax tamit day fekk nañ koy nasee ñoom xóot na xóot goo xam ne bu ko doon wax sax xëy na dana def ñee dut wala mu jaaxal leen waaye lu ci mat rek nañu gën a xam ne Sénégal moom féetewut ngir indépendance am dañ koy def ngir franc-maçon yi Sénégal amul indépendance ci lépp waaye lépp lu fi nekk buñ ko digaloon nañ lii ay dañ cey jël indépendance mais dafa bari yoo xam ne loo laal rek boo ko gëstoo ba ci biir lépp ay histoire yu amul fenn la dara nekku ci dëgg te loolu lépp sénégalais war ko xam ñu ngi jaajëfal ñëpp tey jéggalu ñëpp ñoo xam ne lu ci dëng rek ci ñu na tey jéggalu baax a baax jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. waa daayira génération soppe Serigne Sam radiyallahu anhu ñu ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar di leen ñaanal di ko sàkku si yéen di rafetlu taxawaay baax macha allah di rafetlu topp gi nga xam ne toppoon ngeen ko seen émission bii di émission ñu tuddee ko taxaw seetlu muy ab jàngat boo xam ne doon nañ ko def ci indépendance feetu indépendance bi nga xam ne Sénégal mi ngi koy waaj a célébrer le 4 avril ñu dalaloon si tey imam Mbaye Niang macha allah mu def ci waxtaan wu am solo waxtaan wu bari njëriñ waxtaan woo xam ne xam-xam génnati na fi waaw macha allah kon imam ñu ngi lay santaat bu baax a baax di la gërëm di rafetluwaat bu baax a baax waxtaan bi ak investigation yi nga xam ne def nga ko ci ndax wax dëgg yàlla ku dégg ngay wax xam ne gëstu nga ci bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw te loolu moom daa nekk lu am solo si wàllum gëstu waaw def ay recherche yu approfondi ñëw doog a def si exposé te képp ku la dégg gis na ni loolu feeñ na ci tey leeral nga ci lu bare bari wax nga 4 avril bi fan la jógee ak lan moo waral ñu koy célébrer waaw ndax bu doon dañuy célébrer suñu indépendance rek yaa xam na ne am na ay date yoo xam ne qui était mieux indiqué pour célébrer suñu indépendance waaw comme ni nga ko waxee fédération Mali bi ñoom biñ leen di jox seen indépendance c'est vrai que transfert de compétence bi entre l'État français et la fédération du Mali à l'époque ndax Sénégal la woon ak Mali ñoo ko bokkoon ñu leen ko defaloon 4 avril si la amoon 1960 si lañ leen defaloon donc transfert de compétence yi mais fédération bi mi ngi am son indépendance officiellement le 20 juin 1960 donc fédération bi yàggul ndax dafa gaaw a tas problème yi nga xam ne indi nga ko si sa waxtaan Senghor amoon na ko ci wàllu gis-gis ak Modibo Keïta mi nga xam ne moo ko jiite woon ba tax le 20 août 1960 c'est la fédération bi tas moo tax ñëpp di wax ne tey day feete indépendance am dëgg mi ngi ko am le 20 août 1960 parce que boobu la fédération du Mali bi tas parce que biñ leen joxoon
4 avril 1960 transfert de compétence bi ñu am seen indépendance 20 juin 1960 c'était dans le cadre de la fédération du Mali c'était pas le Sénégal en tant qu'entité à part en tant que pays autonome mais c'était dans le cadre de la fédération du Mali donc loolu bu amee fédération bi bu tasee le 20 août 1960 kon dañ naan le 20 août 1960 si le Sénégal am officiellement son indépendance toujours indépendance on met entre guillemets donc wax nga ko lu tax ñu maintenir datu 4 avril bi jël ko nga xam ne dafa nekk date boo xam ne dafa am histoire ak li ñuy wax franc-maçonnerie nga xam ne fa ñuy place ba ñuy feetee sax maanaam suñu indépendance fay défilé bi di amee place de l'Obélisque si bindin ci lépp rek dafa am rapport bu mag a mag ak franc-maçonnerie waaw nga indi tamit connexion bi nga xam ne am na diggante place de l'Obélisque ak monument bi ñuy tuddee monument de la Renaissance africaine tabarkàlla wax dëgg yàlla daal xam-xam feeñ na fi jàngat feeñ na fi lu bees it feeñ na fi loo xam ne xamuñu ko woon kon nag tey nekkaat ne bind bu bees si ñun macha allah ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm wane nga tamit si sa exposé que ni Sénégal amuñu indépendance ndax nit bu dee yow sa sécurité mënoo ko assurer sa bopp daanaka indépendance politique amoo ko dañ lay dicté ay mbir ngay bind loi yi sax dañ lay koy dicté yëpp da nga koy dem tibbee ji ko Europe ñëw appliquer ko fait une application systématique donc loolu it day xaw a doy waar indépendance économique waxi noppi waaw nous ne sommes pas économiquement indépendants on est toujours dépendant de l'aide des pays développés yi nga xam ne moom la ñuy am li ñuy tuddee l'aide au développement donc yooyu noonu yëpp génn na ci sa exposé vraiment ñu lay santaat di la gërëm di rafetluwaat kàddu yi di rafetluwaat taxawaay bu baax macha allah di wax ne antenne bi ubbi nañ ko képp ko bëgg a intervenir mën nga dugg indi sa laaj wala nga indi contribution ñu ngi ciy xaar ñëpp di ci teewlu ñëpp macha allah jërë ngeen jëf. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki daayira génération soppe Serigne Sam ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di am mbégte ci waxtaan wi Imam Mbaye Niang macha allah wala Imam Mbaye Niang di ko sant bu baax ci taxawaay bi leeral bi nga xam ne indi na ko ci leerlu bi nga xam ne mooy Sénégal moom na boppam wala moomul boppam waaye man bi ma teewlu waxtaan damay wax ni pour man ñi war a wax ndax ñi ngi wax mooy sama question wala boog ku mel ni Imam Mbaye Niang yi ndax li muy wax day yem ci Facebook ak internet maanaam WhatsApp wala boog am na ñu mel ne moom ñu nekk ci place télévision yi di wax xibaar bi ñu dëgg-dëgg ni mu ware ndax pour man lu mel nii ku ko yàlla dénk nga noté ko mu nekk sa bopp nga am ci firnde yu wér yaakaar naa waratoo làqu da ngaa war a ne fes wax bu ko defee nag solution mën a feeñ waaye bu fekkente ne xam-xam bi day nekk loo xam ne da nga koy jàng maîtriser ko mën a toog détaillé ko te demoo fa nga ko war a détaillé wala boog ca kii yu mag ya xëy na bisimilah kuy commencé da ngay raam ba kañ ngay mën a jóg dox waaye li ma bëgg a wax rek mooy mbir mi daal man Imam Mbaye Niang yi ni ma ko déggee mooy am na ci part de responsabilité boo xam ne tegu na ci kawam ndax comme que xam na te maîtriser na li muy wax war naa mën a dem ci public bi wax ak sénégalais yëpp ñu dégg ko jërë ngeen jëf. waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakaatuhu. sëñ Dame Seye borom Pastef ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax di la ziar di la ñaanal di ko sàkku si yow di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di rafetlu baax contribution bi ak topp bi nga xam ne yaa ngi ko doon topp waxtaan bi maa ngi lay tooñ sànq naan la benn nopp wóorul dugal ak ñaar macha allah waaye yow dégg nga bu baax fa imam doon waxee macha allah waaye nag gis nga sëñ Dame daanaka débat yu mel nii daanaka ci bërëb yu mel nii rek nga koy mën di defal di am possibilité di ko yaatal ndax comme ni mu ko bindee mbir mi maanaam système la gis nga Sénégal waxuma Sénégal sax waaye àdduna bi sax système moo ko tëral li gars yi di wax nouvel ordre mondial boobu maanaam dafa dem bu dugg ci presse bi gis nga presse bi dëgg yi gars yi di wax duñ mës a dem di leen tendre micro naan leen kaa leen waxee ko fii ku fa dem di ko fa wax duñ ko teg ku fa dem di ko fa wax wallaay booy génn ñu supprimer ko maanaam ordre yi fu muy jógee mooy kawe maanaam système la système moo doy waar li Ousmane Sonko naan système bi lañ war a changer loolu mooy système waaw maanaam link la dafa am ay relation yu bari yoo xam ne dafa am ci parce que gars yi moom xam nga dañ lay wax ne la daanaka ñoom ñooy contrôler lépp ci àdduna rawatina communication te lii pour nga mën koo wax muy génn di yaatu il faut nga am moyen de communication
boo amul sa rajo bopp boo xam ne am nga fit moom doo ko def comme ni ko Sidi Lamine daan defee xam nga Sidi Lamine li tax mu dem moom dafa amoon mbiri boppam waaye loolu mu daan wax xam nga ne du dem si benn rajo ñu koy ubbil muy toog di ko fa wax xam ne nag ñun bu yàlla defee bañ dem tey ba am suñu rajo bopp mu nekk rajo international wala national boo xam ne dañ ko mën a déglu bu ko defee borom xam-xam yu mel nii dinañ am possibilité am opportunité di ko mën di wax waaye lii tey gis nga bu ko doon da nga ko bind parfois da ngay bind contribution dal dénoncer yu bari mais kenn du ko publier parce que gars yi tamit dañuy défendre seen i intérêt muy privé bi muy public bi tey muy privé bi muy public bi parce que état moo neexul a xeexal te xam nga ne ñii seen i intérêt ki koy défendre du kenn ku dul état donc loolu moo tax mu xaw a jafe li nga mën rek mooy genre cadre yu mel nii nga waxtaan ci nit ñi yeewu ci xam ci lu bari jàng ci lu bari waaye dina jafe lool nag ngay gis média bu lay accepté moom fii ci Sénégal wala feneen di la tàllal micro am ngay wax yi da ngay xool kay ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax loolu leen intéressé ñu tàllal leen micro bi ñuy wax maanaam loolu moo ci am loolu mooy système bi Ousmane Sonko di wax naan moom la ñu war a changé mu nekk lu doy waar nag jërëjëf ci contribution bi am na solo macha allah. jërëjëf jëwriñ sëñ Abdoulaye macha allah teew nañ kàddu yi rafetlu ko bu baax dafa fekk ne léeg-léeg nit dina wax joo xam ne nii yow ni nga koy dégg boo sañoon ñëpp dañ koy dégg yéene boobu mooy nekk ci waaye comme ni nga ko waxee rek comme que adduna bi dafa am ñu ko ŋànk di ko doxal te fu leen neex lañ koy orienté kon am na ci wax yoo xam ne nii day yàq seen intérêt ñoom tax na kon du jàll kon nag nanu yàlla defal jàmm te lii ñu commencé buñ ko xeeb li woykat ba ndox naan yoonu ndaw du gaaw teet leen ma damay raam yàlla na nu yàlla yëkkati kon taxaw yor ay matuwaay yoo xam ne fépp fu mu bëgg suñ kàddu bëgg mu àgg fa dana fa àgg muy télé muy rajo muy lépp loo xam ne ni rek jumtuwaay la buñ mën a jëriñoo ngir changer système bi baax na jërëjëf sëñ Abdoulaye. salaamaaleykum wa rahmatullah waa G3SM ñu ngi leen nuyuwaat baax a baax di nuyu baax Serigne Khadim Diop mbaax di nuyu baax sëñ Dame Sey contribution bi sëñ Mamadou Diop Sam waaye tamit di nuyu baax sëñ Modou Diagne mi ñu teg suñu baaraam ci audio macha allah di rafetlu kàddu yi ak contribution bi xam naa ni yaaram li nga wax moom lu am la Sénégal réewum diine la waaye franc-maçonnerie moom xam nga du ñëw ne la bàyyi sa diine maanaam franc-maçonnerie day ñëw bàyyi la ca la nga nekk moom parce que idéologie la c'est-à-dire idéologie la loolu la ñu war a xam idéologie la maanaam ay xalaat la yoo xam ne moom la ñuy teg di ko tëral ñoom duñ ñëw mukk ne la bàyyil sa diine nekkal ci leneen dañ naa la nekkal ci sa diine waaye ñun li ñu bëgg nga doxalal ñu dee ñu ko doxalal waaw ñoom seen objectif mooy lan mooy dominer monde bi maanaam seen idée di jàll ñoom li ñu bëgg muy am waaw te ñoom seen idée seytaane képp la waaw c'est-à-dire yow mën ngaa nekk sax nit di julli di woor ñu dugal la ci mbir mi te doo mën naa am sax doo si rendre compte waaw jox la alal ju bëree bëri nag financé la nga bëgg loo bëgg lu nekk ñu fexe ba mu yomb ci yow maanaam ñoom nekkul moo tax comme ni ko sëñ Mamadou Diop Sam waxee da ngay gis ñoo xam ne tey dañ leen di tuddee ay kilifa diine ñu ngi ci biir fii am na ko fi doon dajee woote ndajeem franc-maçonnerie mooy waa muun la fi doon woo ñooñu xam nañ ne si branche franc-maçonnerie lañ bokk te kooku taalibe la boo xam ne dafa am foo xam ne fa la jokk ñëpp xam ko fa mais ndaje mi bi ko gaa yi yëgee organisation yi nga xam ne ñoom yeewu nañ ci dañ koo tere woon ne du fi amee ñu xaw ma ndax mujjoon nañ ko def King Fahd Palace xaw ma Sicap yaakaar naa mujjoon na am sax moom boobu noonu fekk dafa am beneen buñ njëkkoon a wax ndaje franc-maçonnerie yi bind officiellement gaa yi jóg na leen du fi amee ñoom dañoo bëri pexe boo leen nii lii du fi amee dañuy bàyyi dem jaaraat feneen foo xam ne mooy gën a nooy ñu jaar fi pexe nañ ba ñëw Sénégal def fi seen mais fu am 12 loges nee nañ am na Sénégal am na ku ma bindal sànq ne ma Louga am na loge sëñ Mamadou Gueye Sam bind na ko sànq mu ne Louga am na Touba am na mais foofu fan moo ko gën a nekk dëkk diine am na ko sëñ Mamadou Diop Sam mi ngi koy bind sànq nee na doomi soxna nee na ko gis na tey ay doomi soxna ay kilifa diine yoo xam ne ñu ngi ci liste franc-maçonnerie yi c'est-à-dire franc-maçonnerie du koo xam ne day ñëw ne la bàyyi sa diine del def lii del def laa déedéet da lay bàyyi sa la nga ne c'est-à-dire ay branches yu bari la ku nekk nag ak maanaam na muy doxee waaye ñi si ëpp ñuy doxee à part les fondamentalistes ñoom duñ la mos a wax ne la bàyyi sa diine demal si lii demal si laa déedéet
dañ lay bàyyi nga nekk sa diine ba pare ñoom lañ bëgg nag ñu la koy def loo takk loola la nit yi leen neex ngay xool fa ñu bëgg di jëf la ñu bëgg maanaam noonu lay amee moo tax daanaka mënoo doo te fii Sénégal gars yi ñi muñ koo fësal imaam wax na ko ci conférence am fii ñi mu koo fësal gars yi dañ koy nekk ni muut pat sus ak moom parce que xam na bu ñu ko fi fësalee rek maanaam dina métti ci ñoom ñu ngi tuub baax di jégalu ci kàddu yi xam naa bu borom xam-xam ni ñëwee ñoom nañ ci gën a indi ay leeral incha allah jërëjëf. waaw sëñ Abdoulaye waaw comme ni nga ko waxee noonu rek xam nga boo xoolee ñoom gis nga franc-maçon dafa mel na ay escalier rek ci yenn riit yi dafay am 33 degré boo jéggee benn la nekk ci ñaareel ba doo ko xam la nekk ci ñetteel ba doo ko xam boo jéggee ñaar ba keroog ngay àgg 33 fii foofu nag boo fa àggee da nga dem ba da ngay doon xut bu samaan boo xam ne yow ak saytaane da ngeen di wax directement ñoom moom daanaka buñ dee ba toll foofu dañuy melokaan yoo xam ne dana jéggi dayoo comme boo xoolee nag loolu pour ma leeral tuuti nag Sénégal am na fukki loos ak ñaar juróom-ñett yi ñu ngi biir Dakar juróom-ñett yi benn mi ngi Saint-Louis benn mi ngi Louga benn mi ngi Thiès benn mi ngi Ziguinchor ñeent yi des foofu la tasaaroo juróom fukki loos yooyu waaye Touba moom amagut ab loos malgré nag am na ay kilifa yoo xam ne xam nañ ne ci dem mbokk waaye boo jàngatee nag moom imam bi sax mën na doon franc-maçon yoon la bu ko neexee mu bañ ko feeñ parce que loolu la signe yi di jariñ comme ni ko boo xoolee constitution d'Anderson charte numéro 1 dañuy wax ne benn franc-maçon suñu gis beneen moroomam na ko yow franc-maçon nga mais ci signe yi ñuy dégager ci ngay doog a xam ne yow kii kat sa mbokku loos la soo ko gisee nga am comportement bu war seen diggante nga war ko bàyyi xel ba soo ko gisee moo tax da nga dem ci tribunal ñett ñëw daal di def benn signe bu fekkee tey juge bi nga xam ne moom franc-maçon la day xam ne kat nangam ba tey jii boo xoolee loolu dafa continué ba même soldat yi boo xoolee del xool tey souvent suñuy def seen affaire yooyu gauche la ñuy njëkkee doog a dem droite loolu li mu wundu mooy maanaam bu yàlla defee lépp ordre muy tàmbalee ndeyjoor ñoom dañuy ñoo def désordre muy tàmbalee càmmoñ yooyu yëpp daanaka ñoom ñooy rëdd ñooy def lépp loolu nag bu continuer dem da ngay gis ne kon monde bi fa mu jëm lépp luy yàlla rek ak diine dañ ko cee war a seet jël réew mel ne Sénégal ñu ne kat boo demee réewu lay la laïcité mooy ni ñu doxalee suñu dund yoonu yàlla nekku ci boo xoolee Sénégal loolu moo fi ne mën ngaa wax ni doxal sa kër mais saa soo am leen teg yoon àll wala nit dem nekk doom yoo xam ne judduwul ci yoon bu demee yoon daf lay weñ na waxu yàlla du fi jàll ak lu bare ñu mën ci wax. macha allah imam waaw foofu nga daanelee de fu am solo la bon bëggoon naa wax tuuti si code de la famille bi de façon générale du sax code de la famille rek moom maanaam ñun suñuy loi maanaam ñun suñu soubassement institutionnel maanaam tubaab yi ñoo ko tëgg ndax Sénégal bi mu amee indépendance am jëluñu temps bindaat maanaam suñu histoire réew maanaam étudier bu baax suñu histoire xool li nga xam ne moo fi adapté wu ñu def ko déedéet dañoo dem xool tubaab yi lañ def tubaab yi dañoo am seen culture am seen réalité maanaam boo gisee Sénégal li ko teree dem loolu bokk na ci li ko teree am indépendance comme ni nga ko waxee loolu bokk na ci au plan institutionnel c'est-à-dire ñun suñ lépp dañoo def copier-coller li tubaab di un plaquage systématique du système français ba si code de la famille bii ñu yor nekkul code de la famille boo xam ne waa Sénégalais yi ñoo ko xalaat bind ko dañoo dem jël code de la famille bu code Napoléon bu France lañ dem indi ko copier ko suñ droit lépp droit français lañ jël mais naka lañ mën a réew moo xam ne bokkuñu ak moom ay réalité bokkuñu ak moom ay aada bokkuñu ak moom ay cosaan ñu bëgg a dem di lépp lu ñu soxla dem jëggee ji ko foofu ñëw au lieu ñu buñ ko jëggee ji woon foofu ñëw étudier waat ko sax jéem a xool ñun lan lañ ci soxla ñu jël ko waaye dañ koy dem tibb rek ñëw sotti ko waat mais loolu tamit sa waay loolu du tax am réew développé du tax am réew am indépendant du tax am réew am liberté c'est-à-dire yooyu yëpp maanaam lu mat a jàngat la en profondeur leneen li ma bëggoon wax tamit mooy li nga wax sànq ci émission yi mel ni seen Petit Gallé nga xam ne léegi ñoom xam nañ ne boo bëggee yàq am réew boo bëggee yàq ay jikko fan ngay jaar ci tuut tànk yi nga koy tàmbalee nan am na ku ko bind nee na boo bëggee nit boo ko bëggee rendre mu nekk nit koo xam ne du ko matadi lay doon ko doyadi da nga koy tàmbali sa ba muy ndaw fexeel ba mu bëgg musique rek fexeel ba mu bëgg musique am po
waaw fexeel ba tempsam tamit mu koy consacré ci yoo xam ne amul benn njariñ du ko jural daray njariñu àdduna mooy télénovelas yi nga xam ne bari na fi xoolal tey maa ngi la koy laaj sànq imam si question bi ma bind naan la loo xalaat ci ay film yoo xam ne seen soubassement bi li ñuy jàll yëpp franc-maçonnerie la lu mel ne Pod et Marichou amul épisode buy jàll te waxuñ ci waxi franc-maçonnerie maanaam yombal ko war ne foofu boo fa demee c'est la fraternité da ngay sacrifier nit boo sacrifier nit après loo bëgg si àdduna di nga ko am loolu déjà ñu koy commencé dugal si bopp xale bi ñu nekk dans des pays yoo xam ne liggéey am fi liggéey dafa jafe ñun on n'a pas des industries yoo xam ne ni mën nañu recruter le potentiel bi nga xamante ni am nañ ko en terme de main d'œuvre donc souvent xale bi bu gisee loolu wut na liggéey ba sonn man bi muy daan xale daal daan naa seetaan film boo xam ne loolu doo sonn te di nga am alal te léegi dañ nekk dans un monde boo xam ne nii même les relations sociales même les relations humaines nit ñi seen i diggante sax li koy dëgëral dëgg-dëgg alal da see bokk tey dañoo dem ba jël xaalis ni ko sëñ Sam doon waxee jël CFA def ko muy yenent jël CFA def ko muy yàlla nga xam ne nit ñi seen i relation sax li koy déterminer tey sama digganteeg imam pour mu dëgg imam war na maa jox xaalis wala Abdoulaye Sow war naa jox xaalis imam pour ñu mën a am des relations fraternelles yu dëgër yoo xam ne daal yu ancré la dañ def loolu la sociologue bi di wax naan au Sénégal ceux qui ont sont ceux qui n'ont pas ne sont pas ceux qui donnent ordonnent et ceux à qui on donne se subordonnent te xam ne kon mbir mi léegi noonu la tëralee mooy système capitaliste bi nga doon wax sànq rek nga xam ne daal lu doy waar la loolu it lu mat a bàyyi xel la ñun dañuy taal télé yi sëñ Sam wax na ko ba taay ubbi télé taal bàyyi xale bi muy seetaan xale lu mu seetaan day def ci boppam dana ko jéem a appliqué tubaab bi nag xam nañ ne léegi pour yàq mag ñi moom am na ñoo xam ne rëcc nañ ba pare yàq googu mën naa yéex ndax dina am lu jiitu seen bopp léegi ci télé yi lañ koy jaare à travers les médias koo dem sa kër am na télé da ngay xëy sa doom da nga koy jox commande bi bu la sonalee sax demal taal télé bi demal nga seetaan télé bi sans pour autant nga jël temps contrôler ko xool lan lay seetaan la muy seetaan nga koy seetaan ak moom ne ko lii kat baaxut di ko ci yee ñun on n'a pas cette culture là dañuy bàyyi xale yi rek bazarde leen lu leen neex def lu leen neex duñ def maanaam mbir mi c'est très profond c'est plus profond que ça maa ngi tudd baax jégalu ci kàddu yi. waaw sëñ Laye ñu ngi lay ziar waa xam nga réew moom waxum boo xoolee rek ci àdduna daf la ñu tuddee ne la 4e pouvoir mooy média da nga cee mën a jàllale lu ne gis nga waxuma sax maanaam Pod et Marichou affaire franc-maçonnerie mais dafa bari léegi sax ñiy bind ci yoto yooyu ñoom ñooy ñëw influence leen tuur leen xaalis jox leen assise ñu war cee bind lii la ak lii mooy norme yi fay la xaalis bu dul jeex nga dëgg ci bind alors que ñoom objectif yi xam nañ ne liñ bëgg attaquer direct mooy xale yi nu ñuy def ba attaquer leen ñu jël média boobu nag ak scénario bi ñu complot dangay gis yenn réew yi tey jii loolu lépp ñu bëgg a yar seeni doom dañ koy bàyyi xel du film bu la neex wala ab scénariste da ngay bind ñëw déedéet dañ koy xool ñu xool lan la mën a apporter lan la mën a jeexantale parce que xale bi bu xasee toog ci télé bi am na droit def seetaan lu ko neex mais ñoom dañ koy jàngat xool ba xam lan la mën a jeexantal ndax soo bëggee yàqu nit surtout mën ngaa jaar fu bari yàqu ko loolu nag mooy média exemple tey boo jëlee Marodi boobu noonu nga jàngat mas naa ko wax boo xoolee temps bi fi Sénégalais naan di dem ba commencé xalaat ne bouillon yi dafa am lu muy jeexantal ci ñoom dangay gis dañoo créé benn film tuddee ko Adja am ñaari doom kenn ki mami kenn ki ami te kenn ku lu ci ne ay xeeti saf-safal la léegi ñu xoola place lu wàllu sociologie bu garaaw lañ ci def léegi dañoo jël ne Adja kat benn jigéen la boo xam ne exemple maanaam soo bëggee gis la vrai femme sénégalaise xool ko mooy ko xam ne day togg di yàq di toppatoo borom këram du dugg ci lu yoonam nekkul di yar njabootam ñu ne kooku la ba noppi tuddee ko turu bu yoon mu am ñaari doom ñu tuddee leen ko ça veut dire kon ñi ngi wane ne li leen di rey li leen di yóbbu ci lii la moo gën ci yéen nga xam ne donc ñoom noonu lañ ko nafee bëgg a jàllale seeni message noonu nag loolu nag moom la ci yu bëree bëri boo xoolee ki moom yu mel noonu souvent moom benn waay rek du bind dara def dara dañuy ñëw proposé ko mu xool xaalis moom fay am intérêt mais jugul ñoom pour jàppale askan bi pour defar leen
loolu lépp rek su amee rawatina dama ko seexam dafa daan wax seexam dafa wax naan bu yàgg naan dañoo fen askan wi ba nga xam ne boo leen di wax dëgg da ngay tax seen yaakaar waaye tamit noonu nga mën di jëlee askan di leen sol loo xam ne sax ku ñëw di def du baax sax donc du leen intéresse moo tax boo xoolee seen war da cee see benn rôle tabaxin bi ñu tabaxin fi nii l'homme sénégalais ci 1960 jëm tey jii ak gisin bi sénégalais bi am ci politique ak leneen mooy kii caaxaan lañ gën a jox bopp mu mel ne loolu yépp nag média bu ko ci dimbale buñ ci jàppale exemple bu gàtt bu may joxe rek xam naa jox waale boo xoolee ñun sa yablaay si ñu am borom xam-xam yooyu kenn du leen dalal fenn kenn du leen dégg parce que fii émission buñ fi jël émission bi na waxtaan ci politique ñu jël ko waxtaan ci mais est-ce que lu am solo dëgg-dëgg ñun soxla nañ ko ñoom soxlawuñ ko intéressé wuñ waaye na ñaar di xuloo ka waxoon lee tey génn ci leen moo tax suñu média dansé la boo xam ne dañ cee war a jug askan bi mànkoo ci lii arrangé nañu lii arrangé wu ñu xool lu ñu war a teg ñu teg ko lu ñu war a teg duñ ko teg tant que loolu mi nga am nag ñu ngi yàq suñu ndaw ñoo xam ne ëllëg boo xoolee li fi jotagu na am tey jii ci génération bi mu ne leer na bu média bi continuer lan la ñuy amaat lu gën a dansé waat doo ñu gis mukk ñu mën na wut émission mel Sen Petit Gallé dan la dañuy tàggat xale yi ci jàng ci xam kan moo gën a mën a créer dara déedéet kan moo dàq fecc kan moo dàq woy ba léegi kon xale bu judd rek lu mu tuuti donc loolu moom yitteem la xam na nu ñuy jàngee xam na nu ñuy feccee waaye lu baax ne moom donc amuñ sax yitte jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatullah waa daayira bi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen ñaanal te di ko sàkku si yéen leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di rafetluwaat bu baax émission bi di santaat bu baax di gërëm nag imam Mbaye Niang macha allah si waxtaanu am solo bi nga xam ne def na ko tey muy taxaw seetlu ci li nga xam ne mooy feetu indépendance Sénégal macha allah. di leen wax rek ne leen suba kon dinañ yeggale émission bi nga xam ne mooy démarche et procédure administrative ñu war si dalaat pour la deuxième fois donc maître Adama Goudiaby xam naa bii faa day ñëw tontu ay laaj rek kenn képp ku am laaj boo xam ne bëgg nga koo laaj maître Goudiaby su la neexee mën nga ko dugal si daayira bi su la neexee mën nga maa jël suuf man su ko defee ma laaj ko bu ko defee loolu lañ bëgg a def émission bi suba bëgguñ mu gudd ndax dañuy bañ ko tënk lu bari te xam naa suba aussi mooy doon dernière émission bi ñuy am ak moom amaana buñ ko soxlawaatee jëmmi jamono dinañ ko indiwaat mu ñëw bu ko defee samedi ba di ñëw nag ñu mën a dalal beneen gan gu bees koo xam ne moom it dina ñëw waxtaan ak ñun si wàllu mission diplomatique ak papier yi nga xam ne émigré yi dañ koy faral di soxla ak affaire migration clandestine yu bari daal incha allah dinañ ci waxtaan mooy samedi ba di ñëw bu neexee suñu borom waaye suba moom maître Adama Goudiaby lañuy dalal mu tontu ay laaj ndax bëri na laaj yu fi jaaroon ginnaawam yëpp sax tontu woon na ci waaye dama ne ko ñaan rek ne ko suba am na yoo xam ne peut-être yi nga bëgg a leeral mun nga ko leeral bu ko defee ñu continuer si laaj yi kon képp koo xam ne am na laaj boo bëgg a laaj soit mën nga ko dugal si daayira bi soit mën nga ma ko yónnee sama WhatsApp su ko defee mu yónnee ko maître Goudiaby suba mu ñëw tontu ci incha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant bu baax di gërëm sëñ Xaadim Diop mbaax mi ñuy gis audio ci suuf di leen ñaanal fanaan jàmm ak salaam jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu yéen waa daayira génération soppe Serigne Sam Mbaye radiallahu anhu seen mbokk Abdoulaye Cissé Sam mooy dellu si waat di leen nuyu bu baax a baax di fob si nuyoo di ko teg su loxob jëwrin Cheikh Djili Diaw Sam mu jotal ñu ko mbooleem membre bu ne ci biir daayira bi macha allah comme niñ ko waxee woon tey jii di aljuma ñu war a amal émission bu bees boo xam ne dañ koo tuddee taxaw seetlu waaw taxaw seetlu émission bu bees la bokkul ak penco premier numéro bi ñu ngi si dalal imam Mbaye Niang imam Mbaye Niang nga xam ne aljuma bële passé moom lañ dalaloon seen émission penco mu doon waxtaan ci thème bu am solo di l'islam ak terrorisme yoon wi nag mu war a indiwaat waxtaan wu di mel wu am solo def ab taxaw seetlu ci li nga xam ne mooy feetu indépendance su Sénégal ñu koy célébrer at mu jot 4 avril bu jotee waaw loolu nag si lañ bëgg a def tey ab taxaw seetlu comme niñ ko bindee ci annonce bi ci communiqué bi lu waral ñu tànn datu 4 avril ne si la ñuy célébrer ñun suñu indépendance lan moo wundu boobule doxalin ak boobule tànneef
waaye tamit ndax dëgg ñun Sénégal am nañ indépendance dëgg waaw kon yooyu ay laaj la yoo xam ne dañ koy tàmbalee waxtaan wi comme introduction bu ko defee ñi ngi ñaan Imam Mbaye Niang bu dee mi ngi teewlu incha allah mu dugg defaat présentation bu ndaw nit ñi gën koo xam bu ko defee ubbil nañ ko antenne bi mu dugg def exposé heure bu defee exposé bi ba mu jeex na képp koo xam ne am na laaj bu bëgg indi bu ko defee nga indi say laaj mu tontu ci bu dee am na contribution boo xam ne bëgg nga koo def su ko defee dinañ la ubbil antenne bi nga mën a dugg def sa contribution kon nag ñu ngi ñaan waa daayira bi yëpp ñu teewlu ko émission bu am solo la taxaw seetlu bu am solo la ci def te it ku ko déglu rek di nga dégg tey di nga ci jariñu bu neexee suñu borom di nga am lu bees loo xam ne mosoo koo xam mosoo koo xalaat te di nga xam ne kon dëgg lii moo ko wund bismillah imam ñu ngi lay teewlu nga dugg def sa présentation bu ko defee ubbi nañ la antenne bi nga def sa exposé bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp te di baalu àq di ñaan sunu borom defal ñu tawfeex ñu jël sunu nuyoo jox ko sëñ Abdullahi mu joxal ñu ko jëriñ ji sëñ Jiili mu tegal ñu ko ci loxo ñëpp comme ni ko sëñ Abdullahi waxee ngir feeñal rek sunu yéene ak wax li nga xam ne def nañ ci ay jàngat te am ci gisin ci feet gi nga xam ne mën nañ na Sénégalais yëpp ñu ngi koy waajal di ko def te ñu war ko xam kiñ ci war a ànd nag seen mbokk la Imam Mbaye Niang di as ndongo rek buy sàkku xam-xam jërë ngeen jëf. waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakaatu. waaw koy jërëjëf imam macha allah kàddu yi am na solo lool wax dëgg yàlla ñu ngi jël sa nuyoo it di ko tasaare si mboolem daayira génération soppe Serigne Sam yëpp muy numéro 1 bi numéro 2 bi di numéro 3 bi ba jàpp numéro 4 bi ak soxna yi macha allah jëwriñ ñi su ngeen mëneen di partager waxtaan yi tamit ndax dinañ am solo lool te yeneen daayira yi dañ ko yittewoo incha allah. kon imam ubbil nañ antenne bi bu ko defee nga ñëw def sa exposé bu noppee ñu dugg ak laaj yi dugg tamit ak contribution yi incha allah ñu ngi teewlu bismillah. waaleykum salaam. kon ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp liñ nam ma waxtaanee nag mooy gis nañ ne kat ñun sénégalais yi saa su 4 avril dikkee wala mu jut dañuy gis suñuy média tàmbali di ñu wax nangam mooy nangam te mel na ne loolu tamit li ëpp ci sénégalais yi daa mel ne am nañ ci ak réer mu mel ne li ñu war a posé ci question di ko laaj bari na suñu contrat social suñu constitution suñu emblème suñu drapeau le mot Sénégal loolu lépp war nañ ko laaj la ci jiitu mooy xam ne Sénégal nekkul ab république te ñun souvent dañuy wax la république du Sénégal benn question bu gàtt rek Sénégal rek nga ko gis mais mboolem réewu àdduna bi yëpp nga xam ne ay réew lan ñu moom seen bopp comme li ma wax ne ñetti forme de colonisation yi ñoom mucc nañ ci doo dégg mukk ci àdduna ñu ne la république de la France mais la république française ngay dégg loolu daf lay junj wan na la am na lu xew waaye dañoo takk say gët ba mel na amoo ab gisin ba xool ko loolu nag ñun sénégalais dañ ci am jafe-jafe ba mel ne amuñu ay gët xam pourquoi ñu ne la république du Sénégal te dans la république française loolu nag ay question la ak i jàngat yi ñu war a jàng ci lépp nag teg ko ci taabal ci loolu nag day mel ne ñun suñuy woroomi xam-xam wala suñuy intellectuel day mel ne loolu bokkul sax ci ñoom nga xam ne dañ leen a defal lavage de cerveau ba mel ne ñoom bu ñuy xalaat sax seeni xalaat jëmut foofu li ñu toog di wax rek koo ci gis nga ne expert la jël ko teg day mel ne ay xalaatam jëmut foofu te loolu lépp lu ñu waroon a mën a bàyyi xel ngir wane ne ñun amuñu indépendance day laaj tuuti ñu def ay question laaj
ndax mën nañ ne Sénégal depuis bi nga xamee ne xam nañ ne kat am nañ am réew wala tuddee nañ ko Sénégal mu tàmbali ci kañ lu jiitu comme ni nga xamee ne Yoro Boli Diaw noonu la ko nettalee ci TSM bi mu tuddee des 6 immigrations muy wane na première bu njëkk bi sax ba muy am yonente yàlla Iisaa lu toroog 3 téeméeri at yonente yàlla Iisaa ñëw wane na rek ne loolu même Cheikh Anta fekk si ne ko ci loolu nga xam ne 6 immigration yooyu yëpp li tàmbalee ci Dayo Ogo ba ci Koli Tengla 6 immigration yëpp muy wane rek ndax dafay leeral foofu ne biñ fay jógee di fa départ di ñëw amoon na benn faraawoon nga xam ne ci bindam sax fari lay bind muy kaye Yoro Boli Diaw yi te faraawoon ba ñoom ñu ko doon tuddee Patelemine te ñoom ci Anta ak seen méthode yu scientifique yi ñëw wane na Potelemine la tudd muy wane na kon Sénégal ak réew yu mel na moom réew yu yàgg la foofu lañ déparé ñëw boo xoolee sax ci migration yi nga xam ne wolof yi def nañ ko jugee ci Égypte bi ci vers 1230 ay 1240 nga xam ne boobu année sécheresse yi amoon ñu doon ñàkk ndox ñàkk luñ jëfandikoo nga xam ne li leen dal moo dal yeneen yu bari migration yooyu di am ba wolof yi bi ñu ñëwee tamit dëkk dañoo dëkkoon ak li ñu tuddee li nga xam ne moom la ñu tuddee berbère yi nekkoon ci côté sud bi ci wàllu Mauritanie ñu dëkkoon fa tamit ak groupe yu bari moo xam Mandeng yi Soninké yi séeréer yi nga xam ne ñoom groupe noir yooyu ñu ngi leen doon wootee Bafour mooy Bafour berbère yi loolu leen doon woowee ñoom ñëpp tamit donc ñu nekk foofu ba nga xam ne empire bu Jolof ñu ngi ko taxawal 1350 ba 1550 comme diir biñ taxawee nga xam ne yàgg na mën nañ cee lim du tollu fukk ak juróom-ñeent ba nga xam ne ci ay année bim kii yàggul tase yàggul nga xam ne biñ ñëwee ñoom dañoo def lu njëkk commencé créer seenu empire pour ku ci ne xam ne ci Njaajaan Njaay moom ñu def loolu te loolu tamit munta am lu dul dañoo xam as tuut loo xam ne am na ngir l'histoire bi ñu gën a xam dëgg-dëgg sunum réew bu ñu xoolee loolu rek ginnaaw bi nga xamee ne jóge nañ Égypte am nañ fi ñetti empire yoo xam ne mën nañ ne kenn mënta wax Afrique soowu jant fi nga xam ne fi la ñu dëkkee te doo ko wax muy Afrique de l'Ouest bi te kenn du ko wax ci ginnaaw bi nga xamee ne toll na ci 900 ans juróom-ñeenti téeméeri at ba ci 18e siècle mën nañu ba ci li tàmbalee lu mujj lii